asalaamaaleykum mbokki internet yi ñu ngi leen di nuyu di leen ziar ci seen chaîne Diamouraye TV ma bëgg nag ngeen abonné ba ci cloche bi bu ko defee émission bu ma defati rek ngeen mën cee jot mën ko seetaan émission bi ma mujj woon a def nag dafa nekk émission bu am solo mu nekk émission feebaru jabet di feebaru suukar di feebar bu doy waar feebar boo xamante ni kenn mënu koo faj waaye mën nañoo fexe ba régulariser suukar si ci nit ku ko am. émission bi passé nag ñu ngi doon wax aliments yi nga xamante ni nii dafa dangereux ci ku am diabète aliments dangereux yi nga xamante ni ci ku am diabète yooyu dafa jara moytu parce que boo amee diabète ñu ne la waroo lekk suukar nga lekk ko yaa ngi andil sa bopp loraange yaa ngi sonal sa bopp buñ la nee dangaa am jabet waroo lekk bépp ñam boo xamante ni nii rek dafa bari suukar waroo koo lekk danga ko war a bàyyi muy lépp luñ la tere ak lépp loo xamante ni nii accepté nañ nga lekk ko rek nga defe ko nu mu waree bu boobaa di nga dimbali sa bopp dimbali ka lay faj waaye bu fekkee nee nañ la bàyyi suukar nga dem sa kër di làqatu di ko lekk bari na ñu koy def dama ci am lu ma leer kon nag bu boobaa dangay lor sa bopp lor sa njaboot lor tamit képp ku la xam moo tax nag mu jara bàyyee xel ndax jabet du feebar bu ñuy fooye feebar bu dangereux la ndax feebar boo xamante ni bu suukar si yéegee am na ñoo xamante ni seen bos day yéeg du xam wàcc bu boobaa tamit yaa ngi ci complication yoo xamante ni yu doy waar complication yi mu war a andi nag ci nit kooku yooyu laa leen andil tey ci deuxième épisode bu diabète bi deuxième épisode bu diabète bi nag liñ ciy wax mooy maladie chronique métabolique bi mu doon mooy diabète ñu ciy waxtaan tamit ci taux de sucre bi nekk ci sang bi maanaam ni muy baree ci deret bi ba tax nit ki di am hyperglycémie boo ko déggee moo latin la hyperglycémie mooy liy wane ne suukar si dafa yéeg maanaam un taux de sucre trop élevé moo waral ñu naan hyperglycémie nag ni muy dikkee ci nit ki loolu laa leen bëgg a expliquer tey waaw hyperglycémie ni muy ñëwee vraiment dafa nekk loo xamante ni nii lu kii la ndax suukar bu monté bu dee ku diabétique la déjà un diabétique dort beaucoup diabétique day nelaw lu bari waaw day nelaw lu bari diabétique dafay tuur ndox bu bari ndax tuur ndox bu bari boobu li ko waral mooy taux de sucre bu bari bi nekk ci deret bi léegi nag ngeen jéggal ma taux de sucre bu bari boobu il faut mooy pousser malade bi muy naan ndox mu bari parce que foog mu naan ndox mu bari mu mën a diluer sucre bi wàccee suukar si sinon rek mën na yóbbu nit ki coma mën na dem ba suukar si yéeg benn yéeg boo xamante ni nii day sonal borom ba mujj gi ay nelaw rek lay mujj di def te loolu maara day taal yi duñ ko ñaanal kenn waaye dañ leen di wax rek pour ngeen bàyyee xel feebar suukar garaaw bi mu garaaw du loo xamante ni nii war ngaa mën a toog di xaar bul xaar jógal ci na mu gën a gaawe nga dem hôpital boo teelee dem dinañ la defal contrôle buñ la contrôler nañ xam ndax yéeg na wala wàcc na bu yéegee nag mooy hyperglycémie bu wàccee nag mooy hypoglycémie ñaari façon la hyper mooy luy yéeg hypo mooy luy wàcc donc hypo tamit dafa di loo xamante ni tamit vraiment ñaar yépp a doy waar hyperglycémie ak hypoglycémie yépp a garaaw waaw moo tax bu ci nekk rek nga bañ koo am moo gën mais bu fekkee ne tamit nit ki mu ngi sentir tayal mu ngi sentir ñàkk mu ngi sentir dem toilette bu bari laa dangay xam ne nit ki dafa hyperglycémie waaw dangay xam ne suukar si monte na li nga mën a def mooy nga tëdd sa kër naan ndox ba nga xamante ni nii miir bi kii na la nga woo say mbokk ñu yóbbu la hôpital moo gën mais toog di xaar sa kër ne duma dem loolu moom c'est trop grave
c'est trop grave bu leen ko def. Hyperglycémie ku mu dal dawal dem hôpital. bu la leeree na nag dal na la ci yoon waxal nit ñi ne dangaa am diabète. waaw bu la dalee ci yoon comme ngay dox ni ci yoon ba yàgg suukar si monté, ndax am na ñoo xamante ni des fois dañuy génn duñu ndékki duñu lekk dara. boo amee diabète danga war a lekk bala ngaa génn, mais boo génnee lekkoo suukar si day monté. waaw ñaar yooyu moom dina am, bu montewul dina wàcc. donc yooyu moom moo tax dafa jara bàyyi xel. bari na nag ñu muy dal ñuy jóg di xëy di dem liggéey jékki-jékki am fa malaise daanu, nit ñi duñu xam ne mu demee fekk nit ki dafa am diabète. mais yow mi am sa diabète mu leer na ne am nga ko, boo daanoo fenn nit kiy ñëw di la sauver wala ñëw di la laaj lan la, ne ko man dama am diabète. bu la nee boo ko nee dama am diabète, moom bu la mënta dimbali ci dara lu mu lay jox sax, mais mu yóbbu la hôpital. parce que nit ki bu daanoo mënoo xam ndax dafa am hyperglycémie wala dafa am hypoglycémie. loolu mooy problème bi. moo tax dafa war a def contrôle ñu xam ndax dafa yéeg wala dafa wàcc. bu fekkee suukar bu yéeg nga am dañ ko war a wàccee. waaw dañ ko war a wàccee. ni ñu ko war a wàccee mooy dañ lay yóbbu hôpital, ñoom médecin yi dinañ la jéem a wàcceel sa suukar. waaw dañ koy jéem a wàccee. mais bu fekkee ne dafa wàcc là pour ñu booster ko muy yéeg, il suffit que rek ñu jox la lu saf suukar. waaw il faut ñu jox la lu saf suukar, comme ñu jël benn kaasu verre bu bañ a fees na den yegg ci digg bi rek tuuti, ñu def ci une boisson sucrée, comme ñu def ci Fanta wala ñu def ci ndox ak tuuti suukar, nga naan ko dina booster tuuti sa taux de sucre ba yàlla dimbali la nga mën a nekkaat. parce que des fois bu suukar si wàccee nit ki day miir, dootul nekk elle-même, day jékki-jékki mel ni comme ku nekkatul fa mu nekk, dootul sentir boppam, day mel ni comme yaram bi dafa commencé dee wala bañ. donc yooyu mooy wane ne nit ki dafa am hypoglycémie. donc hypoglycémie moom dafa grave, moom tamit dafa grave. parce que loo xamante ni nii suukar si dafa wàcc te dafa war a yéeg pour nit ki mën a nekk au top, mën a nekkaat ci na am cawarte, là il faut nga xam loo ko war a jox. te nit ki li nga ko war a jox ci hypoglycémie mooy suukar, ci kaw ñu saytu ko ba xam ne hypoglycémie la am. mais bu fekkee ne moom ci boppam am na appareil bi, jëlal boppam dox ba fenn daanu xam ne moom dafa am hypoglycémie, mën na la ko wax, mën na la ni may ma suukar. bu la nee may ma suukar mën nga ko jox mu sex ko. bu ko sexee après 30 ou 40 minutes ou 1 heure de temps dina gis amélioration ci yaramam. waaw moo tax suukar warul manqué ci nit ki, ci yaramu nit ki. suukar bu manqué problème la, bu baree problème la. dafa war a régulariser. donc pour ñu régulariser sa suukar, il faut que yow si sa jëmi bopp nga am volonté ñu régulariser la sa suukar. mais bu fekkee da nga xam ne am nga suukar, nga tëdd sa kër di lekk lu la neex, di naan lu la neex, lépp lu am suukar nga jàllale, lu neex lu ne nga jënd lekk, la da ngay andil sa bopp complication. di nga dem ba mujj gi effet secondaire u diabète day daal di yegsi. bu yegsee nag daal di dal sa kaw, nga naan yàlla nii yàlla naa mbaa lu waral lii, fekk ci yow la. ndax nit ki li ma waxoon ci épisode bale rek, nit ki dafa war a faj boppam. nit ki yaa war a veiller ci sa santé. donc waroo toog ba yenn yu bari ci ay complications di dal sa kaw. nit ki feebar boo mënti am, il faut t'informer, nga xam feebar bi li mu bëgg, li mu bañ, nga di ko daw. mooy waral sa wér-gu-yaram continue. mais bu fekkee ne doo gëstu ci sa feebar, dañ la wax ne lii feebar bii rek nga am, nga toog ne garaawul, naa jàpp ci yàlla. donc jàpp ci yàlla bi bu mu doon loo xamante ni nii dangay def liñ lay tere. na nga bàyyi liñ lay tere, nga def liñ la santaane. loolu muy dëgg. donc ci épisode bii ma ñëw ni dama leen bëggoon wax rek problème mu diabète bi li ci nekk, som symptômes yeeg ñoom seen. parce que symptôme ku am diabète ni muy dikkee mooy dalay jox mar naan bu tar. dangay am mar naan bu tar
nga am tamit envie tout le temps di dem toilette dangay am envie tout le temps di dem toilette tout le temps yaa ngi dem toilette dangay dem sa ba mujj gi yow danga naan man sama dem toilette c'est pas normal fekk diabète bi la parce que il faut nga tuur ndox mi il faut nga naan di tuur ndox pour suukar si mën di wàcc parce que suukar si am na fu muy toll ndox rek moo ko mën a wàccee maanaam foog ngay naan lu bari di dem toilette muy wàcc di wàcc ndànk parce que suukar du loo xam ne day jékki-jékki rek booster jékki-jékki rek wàccaat déedéet buy yéeg day yéeg ndànk comme escalier rek di yéeg buy wàcc tamit noonu lay def donc amul loo xamante ni nii dañ koy def pour nit ki mu jékki-jékki rek suukar si wàcc complètement brusquement loolu c'est pas bien parce que baaxul sax ci suñu immune ndax li nekk ci biir di liggéey yépp mënoo koo dalloo ci benn minute mënta nekk déedéet il faut mu jël temps lu ci nekk rek chaque chose à son temps comme ni ko tubaab bi waxee moo tax nag lu mel ni feebar yi dal nit ñi il faut ñu di ci bàyyee xel donc di def li nga xamante ni moom la ñu docteur yi di laaj ak li ñuy digal li ñuy tere lépp ñu topp leen ci bu ko defee dinañ leen mën a faciliter ñoom docteurs yi ñun tam ñu faciliter suñu bopp bu ko defee jàngoro bi tamit dootul am doole ci ñun torop ndax comme ni ma leen waxee ci beneen émission bi diabète kenn mënu koo faj c'est incurable kenn mënu koo faj amul loo xamante ni nii moom boog mën nañ ne diabète bii faj nañ ko peut-être bu fekkee nit ki dafa am ay traces parce que trace là c'est autre chose boo amee trace ñu xool lépp par exemple chez les femmes enceintes am na ñoo xam ne dañuy am trace ci bu ñu ëmbee donc bu ñu ëmbee bu ñu leen defee traitement bi bu ñu amee doom rek diabète bi day réer loolu beneen affaire la parce que loolu dafa am diabète grossesse loolu bokkut ak ñi nga xamante ni nii ñoom seen yaram ci boppam pancréas bi moo liggéeyatul insuline bi laa beneen affaire la bokkul ak ñi nga xamante ne nii dañoo am diabète bi seen biir yaram ki ëmb kooku peut-être ëmb bi moo waral suukar si mais bu fekkee ne ki nga xamante ne nii dafa am suukar naka jekk kooku moom suukaram kenn mënu koo faj dama bëgg rek ñu waxtaan bu leer waaw diabète boo symptômes yi ba tey ci lay ñëwaat fatigue maanaam sonn bu tar ak tamit gis-gis boo xamante ni nii day xaw a lëndëm maanaam leeratul maanaam dafa mel ni comme bi ngay am ay 20 ans ni nga doon gisee nga jékki-jékki dem ba am 45 50 sa gis-gis day commencé lëndëm noonu lay demee ci ku am diabète boo ko amee sa gis-gis dootul leer day commencé di flou donc yooyu yëpp ay symptômes la yoo xamante ni nii nit ki daf ko war a bàyyi xel am na ñoo xamante tamit ñaq bi tamit da cee bokk da ngay gis léeg-léeg ku xamante ni dangay toog nga am diabète day ñaq bay siit loolu yépp tamit ci bu cadre bi bu monté wala mu wàcc ci ku nekk ni muy manifester ci sa yaram noonu lay demee waaw ma bëggoon nag ñu waxtaan ci nit ñi nga xamante ni nii ñoom diabète bi daf leen jàpp ñoom seeni symptômes ni muy tëddee tamit mooy ñi nga xamante ni dañuy am xiif bu tar maanaam dangay toog di xiif yenn xiif yi ba danga naan mais man c'est pas normal mar naan bu tar coono nga am ñoo xamante ne ni dañ ciy ñàkk poids waaw am ñoo xam ne tamit dañ ci am yaram ñaari façon la ñaar yooyu yëpp day dal ku diabétique di nga gis ko xam ne day diabète jeex tàkk nga gis ku diabète am yaram bu bari loolu yëpp tamit ci symptôme ñi nga xamante ne ni diabète daf leen dal ba pare ñoom ngay gis symptôme yooyu li ci gën a fréquent tamit mooy saw ngeen baal ma tuuru ndox moom maa ngi jégalu tuuru ndox moom dafay fréquent ci un diabétique c'est trop fréquent ba pare beneen bi di nekk mauvaise guérison des plaies mu nekk yéexaayu wéru ay góom par exemple diabétique moo tax ñu naan tout le temps un diabétique doit faire attention pour ne pas avoir des plaies loolu la moo tax un diabétique ne doit pas avoir des plaies dafa war a moytu bañ a am góom góom yi nag en général li koy waral mooy comme nga xam ne diabétique nga sol ay dàll yu serré c'est pas ordonné un diabétique ne doit pas porter des chaussures trop serrées
parce que bu seeree amul air donc yaram bi day frotter ci dàll bi de telle façon que ni xam nga di ko frotter ma won leen ko fii samay loxo di ko frotter ci biir dàll bi di ko frotter chaque fois que nga sol dàll ak Sénégal ni mu tàngee day frotter di frotter ba à la longue deru yaram bi nit ki day deñ bu deñee mu jot der bu weex bi bu jotee der bu weex bi commencé di saigner bu saigner commencé di infecter bu infecté doon une plaie donc loolu dañ ko war a moytu. Un diabétique ne doit pas porter des chaussures trop serrées, c'est pas exigé, c'est pas du tout exigé. Na ngeen ci bàyyi xel bu baax a baax. Li tax ma def émission bi man maa ko xam parce que dama am ñu ma gis ñoo xam ne dañu diabète dañuy sol ay dàll yu serré mais man ku ma ci gis ak sama xam-xam bu gàtt dinaa la wax ne la bul di sol dàll yu serré del sol dàll yoo xamante ni nii sa tànk dina mën a noyyi ci biir am espace parce que li tax ñu mu waral loolu un diabétique maanaam vaisseau sanguin yi nekk ci tànk yi moom dafay dootul amati doole day dem ba day commencer di dee comprendre nga oxygène bi mu daan am du ko am bu ko defee day commencer di mel ni comme lu dee ci yaramu nit ki mais mooy tax li tax nag nit ki di xam ne am naa complication au niveau des pieds mooy day dem ba dootul sentir ay tànkam. Diabétique ñi am diabète xam nañ li may wax bu baax dangay dem ba dootoo sentir sa tànk boo yëkkatee sa tànk doo xam ndax yëkkati nga ou pas tànk bi bu dee am na lu ciy metti doo ko sentir bu la nit dompatoon sax doo sentir na dompat na la parce que neer yi moo dem ba day yàqu mooy dem ba nit ki dootul sentirati dara ci ay tànkam waaw te neer yi ni muy neer presque mooy tax nit di sentir di yëg dara donc loolu bu demee ba loolu wàññeeku ci nit rek nga xam ne kon ça devient trop compliqué moo tax nag un diabétique doit faire très attention waaw surtout au niveau des pieds parce que pieds yi en général plaie yi foofu lay ëppee ci tànk yi moo tax nañ ko bàyyi xel bu baax a baax di bañ a sol dàll yu serré di sol dàll yu yoo xamante ni vraiment dàll yoo xamante ni say baaraam du feeñ moom ngay wut parce que baaraam yi tamit boo solee dàll yoo xam ne comme genre claquette la boo ko solee baaraam yi feeñ mën nga di dox xam nga ku sentirul tànkam mën nga dox ba dóor xeer sa yaram du ko yëg da ngay jékki-jékki ñëw sa kër rek gis ne tu as une plaie nga gis ne am nga góom fekk góom boobu mënoon nga koo teree am ci kaw boo soloon dàll yoo xamante ni nii baaraam yi kenn du ko gis waaw mën na doon chaussure fermée mais pas trop serrée loolu la parce que il faut nga sol chaussure fermée ndax koo xam ne day dox sentirul tànkam mënoo sol ay carax boo solee carax day simmeeku boo solee yeneen dàll yoo xamante ni nii tamit ginnaaw gi c'est ouvert day ubbeeku da ngay jékki-jékki di dox ba dàll bi wadd sax tu te rends même pas compte que ne dàll bi wadd na ba bul nga mën ko wëri loolu ñun ñi nga xam ne ñoo wër ñun ñoo koy sentir mais un diabétique dina dem ba à la longue il sent plus ses pieds waaw li may wax nii ñi am diabète mën nañ ko confirmer donc pour ngeen gën ma dimbali li may wax nii si c'est vrai ou pas da ngeen di commenter ci vidéo bi ngeen aimer ko ngeen partager ko bu ko defee nit ñi mën ci jariñu waaw beneen point bi nga xamante ni moom laay ñëw tamit mooy ñi nga xamante ni nii tamit dañoo am diabétique soif maanaam ñi nga xamante ni nii bu ñu amee diabète dañuy mar yenn maru naan yi loolu tamit expliqué naa ko léegi li ko waral mooy loolu foog mu am pour que suukar si mën a ndox mi mën a diluer suukar si moo waral ñuy naan bu bari bi donc loolu c'est tout à fait normal chez un diabétique waaw nelaw bu bari bi tamit mooy li ko waral mooy un diabétique doit bien se reposer waaw dafa war a nelaw lu doy ndax bu nelawul lu doy day andi perturbation ci cadre santé ci cadre suukar si ci cadre yéegaay beeg wàcc bi moo waral ñuy wax ne un diabétique doit bien se reposer war na di nelaw waaw war na di nelaw di noppaleku loolu c'est normal donc bu leen ci am benn njàqare bu ngeen gisee un diabétique qui dort beaucoup ne vous en faites pas c'est normal parce que loolu yépp ci coono bi la
yaram bi li muy bañ yaram bi day dem ba day nagam day bañ day tayal boobu nag suukar si moo koy def donc loolu bu mu am benn problème ci seeni mbokk yu ko am. beneen point bi may ñëw mooy complication yi nga xamante ni nii moom moo am chez un diabétique loolu dama ciy cof rek mais beneen émission bi dinaa ci gën a ñaax. complication yi ñëw ci ku am diabète mooy problème mu cœur par exemple parce que comme ni ma leen ko waxoon ci première émission bi diabète dafa di feebar boo xamante ni nii dafa ànd ak yeneen i feebar yu lalu ci ginnaawam maanaam dafa bëggante ak yeneen feebar yi nekk ci ginnaawam maanaam boo amee diabète di nga am risque am arrêt cardiaque di nga am risque am hypertension di nga am risque am problème mu rein di nga am risque am par exemple au niveau des pieds ay kii problème de sensibilité xam nga lañ koy waxee defe naa c'est comme ça donc dootoo sentirati say pieds mooy li ma doon wax léegi donc complication yooyu yëpp ay feebar la yu mu àndal moo tax nit ki boo amee diabète danga ko war a fexe noo ko régulariser pour mu bañ a la sonal bañ la andil yeneen complication mais si toutefois traité woo ko amoo régime alimentaire amoo defoo sport jéemoo lijjanti nooy def ba sa suukar di nekk ci taux bi nga xamante mooy bi gën donc là dangay may sa yaram mu yeneen jàngoro yi dugg moo tax donc jàngoro yooyu dinañ ci ñëw ci beneen émission incha allah muy dernière émission bi ma leen di jaajëfal ci déglu bi ngeen ma déglu di leen ñaax ngeen sax si duñu seetaan sur la chaîne Diamouraye TV di leen wax ngeen aimé vidéo yi ngeen partagé ko ngeen commenté ci surtout pour wax ndax li may expliquer c'est clair ou pas ak tamit est-ce que dëgg la wala du dëgg pour ñi xam pour nit ñi nga xamante ni nii mësuñu maa déglu ñu mën a xam ndax li may def aimé nañ ko ou pas donc ma leen di jaajëfal ci yeneen émission waa kay di leen wax nag vraiment je suis vraiment très contente ci soutien bi ngeen may defal jërë ngeen jëf